candidat nga ci élection yooyu yow la Yewwi Askan Wi tabb tête de liste départementale ci département bu Ziguinchor seen manifester tey gi mooy première question émission bi sax waaye boobu léegi nga nekk fii di ma tëgg wëndeel 30 minutes ak lu ko ëpp nga may kale Guy Marius Sagna ñi tiitoon département am ndax li fi xewoon 2021 am nañu fu ñu sukkandiku ngir tiit maa ngi lay wax dara xewagul ci suba gi ay journaliste dem fa ay journaliste TFM ñu leen di fitnaal ay signes ak i jëf ak i taxawaay yu wane ni xëy na tey yàlla def na sutura waaye. si mooy lan si mooy tubaab. déedéet de walaay. ok non kon damaa déggul bu baax. dama ni ay signes. ay signes d'accord signes ay signes yuy wane ni xëy na affaire yi mënoon naa demee neneen mais yàlla def na ci sutura pourquoi nga ni kon nguur gi moo doon jéem a indi fitna alors que yéen seeni militant tey ñoo taxawaay ba biñ xëyee. xam nga Babacar Fall xam nga lu tubaab wax une hirondelle ne fait pas le printemps bi mu ko doon faram fàcce ci wolof mooy benn picc du yëgle nawet noo munee jël benn exemple boobu ci tey pour ne ñii ñëwoon tey place de l'Obélisque ñoo bëggoon indi fitna alors que benn exemple lañ ko jël ñaareel bi ci exemple boobu li ma ci wax balaa maa sori mooy di wane jébbal sama solidarité à ñooñu lu ñu leen wax lu ñu leen def ak nu mu munti toll man duma ko xeeb ndaxte dama bokk ci ñi nga xam ne li ñu gëm mooy donte d'accorduma ak Babacar Fall li muy wax ni muy gisee ak ni mu koy waxee dañ ko war a bàyyi mu wax ko donc man d'accorduma pour que Babacar Fall ñu koy xoxatal wala ñu mel ni Babacar Fall ñu leen di xoxatal ndax seen gis-gis ndax li nga xam ne moom mooy nu ñuy waxee seeni argument loolu sax moo tax ñuy profité waale di wax ne d'accorduñu pour que ñuy dóor nit ñuy noot nit ndax opinion wam ndax ligne éditoriale am bu fekkee dañuy wax wàllu journalisme loolu moo tax d'ailleurs ñuy gën di dénoncer prisonnier d'opinion bi nga xam ne mooy Cheikh Oumar Diagne te nekk kaso xëy na dinañ si dellu. Il y a des lignes éditoriales qui n'existent que dans l'imaginaire de certains. moom ñuy wax c'est pas le propos aujourd'hui. waaw xam nga. ba tey jii nii déggoo ma ne la ligne éditoriale bu groupe GFM baax na wala baaxul. déggoo ma wax ko et yow journaliste nga jàng nga journalisme xam nga ne organe de presse bu amul ligne éditoriale amul léegi nag. mun nga d'accord wala ñàkk ànd ak ligne éditoriale am waaye yow amul benn organe de presse. muy Sénégal la définition de la ligne éditoriale n'est pas politique forcément. il faut aussi. xam nga Babacar. nit booy wax da ngay wax li nga xam. xam nga Babacar moo tax ma ne. voilà bu fekkee da ngay tontu ñeneen alors que man maa fi toog xam nga loolu du am sens da nga may tontu ci man li ma wax. non yow laay tontu. non li ngay wax nii non man ba léegi. parce que yaa ngi def ay insinuation. ah déedéet. yow yaa ko njort. man dama ne. xëyrun kon dama ne. dama ne pourtant de li ma doon wax ayul de. dama ne xëyrun dama ne balaa maa sori ci tontu bi maa ngi exprimer sama solidarité journaliste RFM xaw ma TFM yooyu ndaxte d'accorduma pour que nit ak ku mu mun ci doon ngay journaliste wala leneen ñu lay wax dara di la def dara ndax sa gis-gis ndax sa opinion wala sa ligne éditoriale loolu da laa wax mais Babacar loolu ayul ba tax ngay wax yi yépp aywa d'accord te li ma wax nii waxuma ko pour sexal la lem dama ko wax parce que dama ko gëm. aywa d'accord et merci pour la solidarité. non xaaruma ci dara parce que comme ñoo doon wax sànq waa PDS ñoo mu doon noot 2012 tey bu ñu leen nootee bu ñu nootee Karim Meïssa Wade du ma ci ànd et c'est parce que dañ ma noot démb moo tax du ma ko wax alors pour ñëwaat ci sa laaj bi pour tey Babacar li am mooy fitna am na ci réew mi effectivement tiitaange am na ci réew mi man bokk naa ci ñi tiit. ban xeetu tiitaange. man ak ñeenti membre FRAPP dóor nañ ñu ñaaning ci kanamu gendarmerie ñu porter plainte ëpp na at ci gendarmerie joxe tur ñu dóor
jox leen seen numéro téléphone ba tey jii nii ñun convoqué nañ ñu. ngeen demal ci Maguette Sène maire Malicounda directeur COUD. ñooñu kenn convoqué wu leen. ah bon. ba tey. dossier boobu mosul avancé. depuis plus de 12 mois avancé wul attewuñu defuñu dara. man loolu fitna la. xam nga lan mooy fitna loolu yéeme na. maa ngi ñëw xam nga lan mooy fitna Babacar Fall fitna mooy dem Waalo ca Mbaan ca Kutaal ca Ñaagis ak feneen di sàcc suufu jàmbur. Almer nga sàcc suufu jàmbur. hôpital nga sàcc suufu askan wi di ko dund bés bu nekk loolu fitna la. xam nga lan mooy fitna Babacar fitna mooy liggéeykat yi nga xam ne Sénécor Linda Senta SA feneen ak feneen ñu leen di licencier te du jaar yoon te du dëgg du yoon ñu leen di amal payoor ministre du travail ne pat mais ni amul ministre du travail fii. xam nga lan mooy fitna mooy étudiant université du Sahel nekk licence pare ñu ne leen duñ leen jox seen attestation ndaxte ki moom école bi université bi Cheikh Issa Sall nekk farandoo ci Macky Sall nee na état da ko amel xaalis étudiants yooyu mënuñu def benn concours ndax amuñu attestation. xam nga lan mooy fitna Iman école bi jàkkaarloog université Cheikh Anta Diop depuis 2010 amul benn promotion depuis 2010 bu génn ba ñu jox ko sa diplôme licence ñu toog fii fitna bi mun naa ko continuer di ko lim bëri na. xam nga lan mooy fitna mooy Tahirou Sarr am na juróom benn famille lébu yi nga xam ne ñu ngi fii mu aakii moo seen suuf bokkul ak dossier 94 milliards mu ne pat Babacar loolu mooy fitna population bi di jéem a résister ne kat pesum kanam borom moo koy fajal boppam. léegi nag mosoo dégg kenn Sénégal ku ne pesum kanam borom moo koy fajal boppam nga ne ko kooku nitu fitna la déedéet au contraire yow sa kër buñ la defee dara wala keneen ñu def ko dara li ñu koy wax mooy pesum kanam borom moo koy fajal boppam. yenn saa yi ñu tegal ko ci ne ko bukki bu yebee waxambaane ci doxin wi la. léegi nag ñuy pes askan wi di sàcc seen suuf ñuy pes askan wi di sàcc seen xaalis muy dugg seen néeg ay milliards ñu koy denc boobu amuñu hôpital yu jag amuñu sage-femme yu jag amuñu dara lu jag askan wi di résister ku taal ne bëgguñu ñu sàcc suñu suuf di résister xaw ma sànnent ak mbaat manifestation di résister élection la woon non fondamentalement. maa ngi ñëw xam la laa bëgg a wane foofu mais la première violence mooy violence bi nga xam ne Macky Sall APR ak Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy teg ci askan wi avant même élection yi population yi di ko dund ñu koy joytu di ko naxarlu auxiliaire de police ñu leen di fay 90 000 par mois di leen di dagg 25 000 pour nekk bu ñu leen yóbbuwee ci manifestation ñu gaañ leen fa état bi na leen yéenay faj seen bopp 90 000 par mois. yaa ngi ruube de. d'accord. yaa ngi ruube xam nga lu muy wane rek. mooy li ma doon wax sànq. nous sommes des femmes et des hommes tolérants ñoo xam ne ay principes la ñuy xeex donte auxiliaire de police yooyu ñoo ñuy jàpp di ñu dóor 90 000 francs par mois doo ko fay auxiliaire de police fekk boobu yaa ngi augmenté 400 000 commissaires de police 200 000 100 000 lieutenants ak adjudants ñoom yokk luñu leen dara. La même chose pour les agents pénitentiaires pour les agents des eaux et forêts pour les agents des services d'hygiène loolu mooy fitna bu njëkk. il faut pas saper le moral des troupes. li may yàgg wax xam nga il faut pas saper le moral des troupes. xam nga lan mooy saper moral des troupes. mooy nga yokkal chef yi 400 000 100 000 200 000 loo xam ne sax moo ëpp salaire auxiliaire de police yi auxiliaire de police yi yokk loo leen ba pare bu ñu gaañoo dans le cadre du travail ci ay manifestations nga ne leen yéenay faj seen bopp loolu mooy saper le moral des troupes. ñun nag li ñuy def di leen di waxal ndaxte amuñu syndicat en réalité c'est pour fay fitna parce que dañuy bañ li amoon Sénégal am yeneen réew ay policiers ay des hommes et des femmes en tenue ñu rebellé wu. xam nga sa engagement gi Mari Sagna kenn waranteetu ko loolu foog naa. non il n'est pas question de ça ici. d'accord non je veux juste préciser. waaw sa engagement man personnellement du ma ko remettre en cause chaque jour gis nañu ñu ciy liggéey bu ñu xëyee. gis nañ dossier yi ngeen teg ci table bi société yi nga tudd noonu yëpp yu ñu traité la ci siège u FRAPP yi ngeen amal conférence de presse yi mais parfois aussi nga juum ngeen juum parce que ci affaire yaa ngi tudd auxiliaire de police yi mais yëngaloon ngeen fi administration pénitentiaire yi mooy ñi yor kaaraange gi ci kaso yi Sénégal yi ne dañ leen a fàtte ci yokkuteeg salaire fonctionnaire yi
te demeewul noonu. Naka la l'administration pénitentiaire a démenti ne effectivement augmentation du yokkum salaire gi ci fonctionnaires yi ñi nekk ci kaso yi di liggéey ci la ñu bokk. parfois aussi xëy na xóotal bala ngeen wax dina baax. léegi yow ci lan nga mën a sukkandiku nga dégg baatu FRAPP dégg baatu directeur de l'administration pénitentiaire colonel Bokandé muy ñaari. mais FRAPP yorul dossier yi. xaaral maa ngi ñëw grille salariale yorul. maa ngi ñëw yorul e-solde yorul direction de la solde. Babacar yorul ministère des finances. Babacar maa ngi ñëw ma ne yow. yaa ngi dégg baatu FRAPP nga dégg baatu directeur de l'administration pénitentiaire colonel Bokandé. léegi yow benn ci lan nga mën a sukkandiku pour ne FRAPP moo waxul dëgg. directeur de l'administration maanaam pénitentiaire moo wax dëgg muy benn. ñaareel bi sañul wax ni gaa ñi am nañ augmentation. am nañ yokkute te amuñu ko. sañul loolu Babacar xam nga man dama ñëw ak dëgg ak fëy bàyyi ma bu may tontu nga bàyyi ma may tontu ngay noter li nga xam ne jàpp nga ne war nga ci waxaat parce que sinon débat bi day assuré te duñu avancer te foogu ma ne mooy lu gën ci ñi ñuy déglu naa la xamal dara amul. ku dàq ñàkk wax dëgg directeuru kaso du ñëpp nag am na ay directeuru kaso yuy wax dëgg waaye bëri na ci ñoo xam ne du ñu wax dëgg ndaxte biir kaso amul journaliste amul micro amul film amul photo amul dara agent pénitentiaire yi devoir de réserve ñun ba tey jii may wax ak yow agent pénitentiaire yi nee nañu colonel Bokandé directeur de l'administration pénitentiaire Malick Sall ministre de la justice li mu wax du dëgg xanaa kay fin du mois bii di ñëw ñu matérialiser ko waaye weer bii passé gisuñu ci dara ñoom agent pénitentiaire. mais loolu lañ wax. voilà ñan si le gouvernement l'administration pénitentiaire. waaw en démembrement du ministère de la justice loolu léegi passé kay waxuñ ko. waaw mais état du Sénégal parce que déploiement augmentation yi c'est progressif. mais nu mu tudd Malick kii nu mu tudd Babacar. agent pénitentiaire yi amuñu syndicat mënuñu def conférence de presse am na loo xam ne kenn mënu ko démentir directeur de l'administration pénitentiaire bi ngay wax sax démentiru ko agent pénitentiaire ñoo toog ne mandat de dépôt dootul dugg bu ñu demee ba agent pénitentiaire pour man sax débat bi c'est même pas ndax ñun dañuy wax dëgg ou pas maintenant régler lii ma wax la lan mooy débat bi. mais loolu bàyyi nañ ko bi directeur bi waxee. bàyyi nañ ko maa ngi ñëw kenn mënul wax ne. agent pénitentiaire yi waxuñu ne tey du am visite tey bool du fi dugg tey mandat de dépôt du fi am ay magum jëmm ñi maak yow jàng am bac dem université ni yow ñu jot seen bulletin de salaire gisuñu dara ñu manifester loolu kenn miimul mbir moomu donc lu am la léegi nag mobilisation boobu FRAPP relayé ko ndaxte xam na ne ñooñu amuñu syndicat mu siwal ko moo pousse directeur de l'administration pénitentiaire ak ministre de la justice ñu génn ne waaw waxtaan nañu mbir mi dina sotti mais ñun loolu rek la ñuy ñaan yàlla na sotti parce que jàmm la ñu bëgg ci kaso yi li ñu bëgg mooy ay agents pénitentiaires yoo xam ne duñu tiit ndax dépense ndax ñàkk dépense ngir mun yorin bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy jëlmaan yi ñuy profito di encourager ñi nga xam ne ñooy agents pénitentiaires yi fàttali leen ne prisonnier du mala di ñaanal képp kuy prisonnier te nga yàgg fa te kenn àttewu la état du Sénégal mën la àtte di baral loxo ki nga xam ne mooy Cheikh Oumar Diagne nañ ko génnee ndaxte li ñu ko def du yoon donc. la constitution le conseil constitutionnel. les élections ak manifestation tey loolu mooy fitna enfin. loolu li ma lim noonu yëpp mooy fitna léegi nag population bi day résister képp kuy sàcc alalu askan wi.